waaye bu am solo bu mu mën a taxawee ci wàllu dal wàllu jàmm ci élection yi ñu dégmal maam. Birahim jamono ji nga xam ne sunu xalif généraux yi ñoom ñëpp ku si nekk woote na ak dal waaye terewul waaye politique yi tey la ñu gën a mën a dox ci ak wàllu fitna ndax yaakaar nga ne ak charte bi dana am nag ay résultats yi ñuy xaarandi ci moom. En fait Mame Mbaye c'est que le problème est bien plus profond mbir mi du question wu Mame Mbaye njiital PDS. wala Mansour Diop. njiital parti socialiste. Mais le problème c'est d'abord li ñuy woowee ay militants te li indi problème bi ci biir militants yi c'est tout simplement parce que dafa am loo xam ne tàggatewuñu leen ci wàll boobu ndax dafa war a am dans toutes les formations politiques wala képp kuy njiital politique mën ngaa signer charte bi mais ces militants du ñu doxalee li nga signé tout simplement parce que jàngaluñu yenn ci ay militants pour ne pas dire une grande majorité naka la ñu war a doonee ay républicains muy maanaam du question dem ànd ak sa leader fu mu dem nga topp ko di wax pour moom di wax ci lépp ba ci réseaux sociaux yi ngay fësal sa bopp ne ni man diw moom mooy sama leader mais dans les comportements leader yooyu war nañu fexe ba teg ay mécanismes yoo xamee ni tous les militants ci seeni parti politique wala ci seeni coalition de parti dinañu sàmmonte ak ñoom li nekk seen vision mais day fekk ñoom seen bopp seen façon wax ak seen façon jëfiñ militant bi mën cee roy parce que gis nga bu fekkee ne da nga teey di dox ci li nga xam ne moom nga war a dox ci wàllu politique ñu ràññee ni kii de bu ñëwee débat d'idées lay indi nga dem ba ci tàggat say militants ba nga xam ne bu ñu demee bay wax violence dañ naan notre leader n'est pas violent donc on ne peut pas être violent mais day fekk sa leader boobu jàngal la ko mais si le leader il est violent même dans ses propos mais le militant il se dit que kan kii sama njiit moom mooy doxalee ni man tamit noonu lay doxalee donc nga signer charte wala nga bañ ko signer doom benn jeexital ci ñoom donc l'effort qu'il faut faire c'est d'abord à la base mooy fexe ba base bi ànd ak leader politique yooyu ñoom ñu mën a dindi violence ci seen façon de faire seen façon de penser wala seen façon de parler. wàllu politique dañuy yàddu jëmale ak waa coalition Yewwi Askan Wi sa yëmbal Nord coalition ba yëngu na ndax nag la ko yëngal du lenn lu ña nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko di waa PASTEF dañoo gis ne kon waa grand parti nañu doxalee du noonee te ñoom seen intérêt rek la ñu jiital see gannaaw taskatu xibaar yi gannaaw ba ñu ko ñaawloo ba noppi nee nañu nag wàllum parachutage boobee du fi jàlle looloo sabab PASTEF bu yëmbal Nord taxawal ab liste parallèle jàkkaarloo seen liste bu opposition bi nu ngi ko tuddee nag ànd liggéey ñu teewlu sa Ibrahima Diop kenn si ñoom. Yewwi Askan Wi pour ñu tànn la pour nga nekk candidat dinañ ko teg ci ay élections yu mujj yi muy ñetti élections yu mujj yi muy élection législative élection locale ak élection présidentielle mais dinañ xool sa poids électoral ban yëngu-yëngu nga am ci biir Yeumbeul Nord. ak lan nga fi représenté malgré li accord cadre bi wax dañ koo lem teg ko fële def lu leen neex. candidat tànn ko muy Babacar Ndaw loolu nag ci leen jël suñu décision ferme ne dañuy génn coalition boobu def lu leen neex mooy tey jii dañoo ànd ci benn lu ñaan schéma d'équilibre schéma d'équilibre mooy système de parachutage bi may wax sànq schéma d'équilibre mooy di pàccoo gox yeeg goxaadi te loolu du yoon. looloo tax ñu jël suñu responsabilité boobu dem ak liste MPD mouvement donc pour les patriotes et pour le développement ànd liggéey moom la ñu demee. lu nu mel la ñu ne meeku sa Linguère ndax liste yu investi yu conseil départemental ba ñoom nag foofee jur na coow lu bari ci Jolof ndax nag ay militants yu première heure ñoom nag bokk na ci Omar Abbas Sow nee nañu dañu leen éliminer ci bi ñuy def investiture yi soxal wàllum aussi maanaam bu Benno Bokk Yaakaar si seen liste bi ñuy def investiture yi ñoom ci boppam dañ leen ci éliminer duggal si ñu nga xam ne ñi ñu ngi jógee ci opposition bi fekk si leen kon nag ñoom lañ jógoon jox gëdd loolu moo leen metti ñu woote gannaaw taskatu xibaar ne kon soo moytuwul daañ rek sanctionné liste bu Benno Bokk Yaakaar foofee sa Jolof ñu ànd Cheikh Mass Ndiaye. ba liste investi conseil départemental bu Linguère ruusee la coow li wéy di lëmbe ñenn ci militant yi sos parti bi mer ba futt. tey bu ñuy investir le mandataire de la commune de Labgar en l'occurrence ki nga xam ne moom mooy maire Idrissa Amadou Diop mi nga xam ne moom la ñu investir ci liste Benno Bokk Yaakaar Labgar moom mooy mandataire moom moo déposé suñu ñeenti tur à notre grande surprise tey bi liste bi génnee dañu fekk ne maître Ka dafa dindi suma tur. muy ñaawlu tànneef ñenn ci aji kujje gi. ndax président Macky Sall ki mu jox liste conseil départemental de Linguère def na lu ko neex te na ko vérifier moom en personne def ci investir ay nit ñoo xam ne nekkuñu Benno Bokk Yaakaar mu investir leen te tegu ko fenn. moom mu fesal ne dina xeex liste bi. maître Ka bu ñu koy fal. man ñi ko fal ci laa bokk ñu bëri ne woon wóoluwuñu ko man leen noonu nañ ko wóolu rek
mais ndeket yow jarul wóolu warkat la kuy jàmbu la man nag jàmbu na ma loolu nag damay interpeller président Macky Sall en tout cas mu xam ne que liste bi maître Amadou Ka dirigé danañ ko combattre jusqu'à la dernière énergie. coow lii bu dakul waa coalition Benno Bokk Yaakaar néew doole lool ci département bu Linguère mën naa nërmelu. jaajëf Mass Ndiaye Birahim Touré nañu ko nemmeekoo sa yëmbal ak waa Yewwi Askan Wi foofee waa Pastef ñoom ñoo beru ndax nee nañu waa grand parti nañu doxale du noonee liste parallèle la ñuy demee ñu gis ko sa Linguère ñoom nee nañu nag waa Benno Bokk Yaakaar ñenn ñi nee nañ nañu investir si opposition bi la ñu bawoo fekk si leen ñoom ñu nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ñu fàtte leen ndax lii dafay firndee ne kon muy ci kujje gi di ci nguur gi coow moom mënta ñàkk gannaaw élection yi. mais c'est tout à fait normal coow am parce que dafa am lu ñu wooyee ci biir parti yi d'abord ci biir parti ci biir coalition choc des égos ku ci nekk da ngay jàpp ni yow muy ci biir parti wala bu ci biir coalition c'est valable ci opposition c'est valable tamit surtout tey ci la coalition au pouvoir choc des égos boobu ku ci nekk jàpp nga ni fa nga nekk yow wala fa ngay war a représenter ak parti bi nga fa war a représenter yow yaa fa dëgër yow yaa fa taxaw moo waral tey par exemple nga gis yenn ci ay militants wala responsables yu réew mi bañ ànd ak waa APR au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que ci biir seen waxtaan APR dañoo jël yëpp féete ko seen côté gis nañ li fi xew bëkki démb je pense démb lañ ko wax ci télévision bi fële ca Linguère ñaari apéristes ñoom ñoo seq benn liggéey. muy Aly Ngouille Ndiaye ak Djibi Sara Ndiaye DG bu ANER. ñu am lu ñu waxtaanee woon seen biir. dinañ jël ay nit ci biir ñu ay jegeñaale Djibi Ndiaye. pour dugal ko ci liste bi ñu gis ni ba ñu demee ci cappaandaw gi kii nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye liste yu mu génne da cee extirpé. militants yu àndoon nag ak njiital ANER déjà foofu bu ñu génnee élection yi plutôt bu ñuy àgg ci élection yi boo mettul vote sanction mën na ci am nga dem wax nga sànq ci ay Médina Gounass ñi ànd ak réew mi ne ni APR dañ leen jël daanaka fulaanu ñu leen ci seen liggéey parti socialiste tamit wane ko ci yeneen i gox fu ci mel ni ci Parcelles Assainies ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AFP wax nañu ba ci Kër Madiabel bi nga xam ne fa la mooy fiefu Moustapha Niasse yooyu yëpp day indi sur le plan politique après ces élections il faut nécessairement ñëpp toogandoo ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon xam ne seen ànd am na lu mu indi ci wàlluk njëriñ ñi nga xam ne ànduñu woon wala ñu dem ba beddi leen ci seen wàlluk doxalin ci wàlluk politique ñooñu tamit ñu jël seen responsabilité parce que moi je pense que même bu ñu jógee ci élection yi di nga gis yenn ci ay partis politiques yu bokkoon ci benn coalition au pouvoir comme ou dans l'opposition ñoo xam ne ils vont sortir de ces partis politiques ou de ces coalitions parce qu'ils vont se dire que ñun suñu àndandoo bi nekkul àndandoo bu sincère te fësal nañ ko ci biir élection yi donc il est tout à fait normal après ces élections là moo am li ñu woowee redistribution des rôles et redistribution des cartes au sein des coalitions politiques. waaye lu mu ci manti doon dañu ko gis Linguère sànq maa ngi koy wax wàllum investiture yi dañu jiital ñi nga xam ne dem nañu presque à la retraite ñu investir leen ndaw yi di si fippu waaye nag Birahim dafa wax lu am solo ndax gox yi ndaw yi tey ji gëdd ga ca war jox nañ ko élection locale yi ñu dëgmal ndax nag lu sa bëri kàngam yi ci kaw rek ngay dégg ñuy xëccoo ñoom ñu toog fi ñu toog. si jox nañ leen ko sax. c'est que maam li Youssou Ndour woyoon africain moo bëgg nguur. xam nga ci même ci biir coalition yi yenn saa yi coow yi fay am loolu moo koy sabab doo tenir compte ci âge bi nga am doo tenir compte ci nomination bi nga jotoon am yow toujours da nga foog ni saa fuy toq fu nekk daal yaay ubbi sa gémmañ muy watt donc loolu moo jaaduwul ndaw ñu ngi def seen kéemtalaay kante dafa am benn réalité africaine boo xam ni